télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce nag àllarba la ñu koy amal ci waxtu wi mu émission boo xam ni li ko tax a jóg mooy waxtaane tolluwaayu réew mi ci wàllu politique am te li ma koy waxee rek wax wàllu politique am di nga wax lu bëri ci réew mi ci ni muy doxe loolu mooy li yëkkati émission Faram Facce ak télévision Futur Média àllarba la ñu génn nag mbokk yi mu yemoon ak lay del Kabir muy tabaski ñuy profité ci émission bii nga xam ne moo ci topp di déwénati ñëpp di leen baal wax di leen balax tey ñaan itam émission bi xam ngeen ni atu yàlla ñu koy def dafay am solo ñu baal wax ñi nga xam ne ñooy faral di ñuy teewlu ci yenn rëq-rëq yi nga xam ne da ciy am yu ci bëri nag ku ne xam na ni yéene lañ ciy jiital buñ ci juumee ñi ngi ciy jéggulu di baal wax ñëpp tey balaax ñëpp di ñaan ni ñu ko fekkee ren ñu fekkee ko ay déwéni déwén tey Faram Facce ñu am ci mbégte di ci recevoir président Babacar Gaye moom nag moo amee kàddu gi ci parti bi di Parti démocratique Sénégal tey moom la ñuy recevoir mbokk yi seen émission Faram Facce président Gaye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Pape Ngagne Ndiaye di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñooy faral di yàkkamti Faram Facce am mercredi. di leen ndokkeel ci at mi nga xam ne ci la ñuy dugg te génn ci tabaski di ziyaare ñi nga xam ne dañu demoon Màkka ngir def seen hajj. leen ñaanal askanu Sénégal atum jàmm rawatina nawetu jàmm. bi nga xam ne moom la ñëpp di bëgg ndax Sénégal réewum mbay la. d'accord ci loolu nga daaneele muy réewu mbay la ci nawet la ñu nekk ndukumaan daanaka fa nga dëkk nawet bi ndax bari nga looy gis nawet bu ni mel. bi nga xamee ne laaj na situation bi. samay mbokk wax nañ ma ne ñi nga xam ne dund nañ lu dem ci 80 ans maanaam juróom-ñett fukki at. fàttaliku wuñ bekkoor bu mel noonu. bekkoor mus na fi am 1967 68 waaye bii li tax mu doy waar mooy mbetteel gi dafa jéggi dayoo ci askan wi. ndax danoo dem ji ba pare. yàlla ji tawul wala lam tawoon ba tax ñu ji mu far yem fa gàncax gi nga xam ne moom lañ doon commencé jebbi jaare fa yàqu waaye it liñ doon yaakaar ci tapis herbacé maanaam jur gi li ñuy dundee loolu moom itam jaare fa yàqu du ci Saalum yëpp nag ndax boo ko seetee bëj gànnaar bu Saalum mooy la ñuy wax li féete côté nord bi moom moo gën a am jafe-jafe tali bi jógee Kaffrine daal jëm si Ndakaaru jaar Kaolack ci wàll gi nga xam ne mooy wàllu ndeyjooram jëm Louga jëm Matam Ranérou Ferlo côté boobu yëpp moom nawet amu fa wàllu càmmoñ wi boo ko seetee lëf nga xam ne moo jëm Gambie foofu mu ngi taw macha allah ndax dëkk bu ma ci laaj na nañ ma am nañu nawet. nawetu daaw bi bu fekkee dafa tane bu ren bi moom sant Diop. gis naa ni sax état bi am na ay matuwaay yu ñu wax ni jël nañ ko liir naa ci l'observateur ki ñu dénk sécurité alimentaire de monsieur Senghor wax lu toll daanaka ci ay junni doomu aadama yu ñu fas yéene wallu ndax yaakaar nga xeetu wallu boobu dina doy ci askan wi ci ndimbal tukkee ci gouvernement. xam nga wallu gouvernement bi bu mu ko war a def waruloon xaar nawet bi dem ba sooxe maanaam ba bekkoor am. ñi yor di saytu dund ci àddina. waxoon nañ ne Sénégal dina am xiif. amoon na ba pare ci yenn région yi nga xam ne mooy région yu ñu jëmale woon mooy bëj gànnaar. te matoon nañ lu dem ci 200,000 doomu aadama ñu yaakaar ne xiif dina leen dal ñoom waa PAM programme alimentaire mondial ak ñi nga xam ne ay Croix-Rouge ak yooyu ñoom taxawoon nañ pour dimbale askan wi xaaruñ ci nguur gi. bu fekkee ne bekkoor dafa ñëw dolli ci gouvernement bi xayma ñi nga xam ne ñoo nar a am jafe-jafe ci dund ñu toll ci 200,000 ak presque juróom-ñett fukki doomu aadama. boo koy xayma di benn fukki junniy famille ñoo xam ne dañoo jàpp ne comme nawet bi amagul taw dinañu am xiif amoon nañ ko ndax nawet dara ñoro ko fi bañ koy lekk.
kon xiif bi dafa jiitu nawet bi. waaw mooy li ma wax ci nawetu daaw bi. mu des li nga xam ne moo gën a am yéeme mooy jur gi nga xam ne amuñ lu ñu lekk xiifoon nañ déjà di xaar taw ñëwul ba ñu leen di jaay ci prix yoo xam ne yu doy waar lañu yenn yi nga xam ne dañoo faatoon ci ëgg bi fi amoon yooyu yëpp buñ ko boolee day nekk catastrophe humanitaire mais catastrophe économique. loolu nguur bu yor di gérer li nga waroon def mooy na Ablaye daan def nga ne fi teg fii lépp loo xam ne projet la yoo xam ne mën naa xaar du priorité maanaam mooy tabaxi pont. mooy tabax ay stade mooy defar ay lu mel ni ay Dakar Arena. waaw mais loolu nag bañ ko commencé yàgg na. waaw waxuma dama joxe yu mel ni laa waxuma yooyu moom jàll na. yooyu jàll na voilà. yi nga xam ne ñu ngi nekk ci pipeline bi war a ñëw. ak projet yi nga xam ne dañ ko jàppee dañ ko bëgg financer ay doomu aadama te boo ko seetee muy seeni militant muy surtout li ñuy wax DER muy lu toll ci 30 milliards. mais loolu si ci nit ñi la jëm ah président Gaye. ci seeni mbokk la jëm ak seeni wàll. mais seeni mbokk say mbokk la ñu aussi. c'est pas évident. parce que ci mbokk laay wax de mbokk nga wax ñi ma bokkal mooy ñi ma bokkal Sénégal. ok waaye ñi ma bokkalu parti maa ngi ñoom bokkuñu ndax dañu am fu ñu féetee te li leen di cëral ñu leen koy jox parce que dañu bokk maa ngi ñoom fu ñu féete ci wàllu politique ñooñu maa ngi ñoom bokkuñu. non li nga wax nekkul lu oyof li nga wax nii. non li ma wax lu leer la dama ne Pape Ngagne. waaw seeni mbokk nga waxee ko noonu ma ni ndax nekkul lu oyof nga wax seeni mbokk mooy ñi ñu bokkal. xam nga mais su ma nee oyof est-ce que mën nga joxe firnde bi. oui waaw ndax Kaffrine nga ma dëkk. dama xam ñañ fay jël xaalis di ko jox ci seen bourse familiale. xam ñañ fay jël xaalis di ko financer seeni projet. d'accord ndax xam naa ndax Kaffrine lu mu bon xanaa am naa fa fukki militant. amul sama benn koo xam ne jàpp naa ne yaa ngi ñuy jàppale biir parti démocratique sénégalais ñu yëkkati alal jëmale ko ci la financer. donc pour revenir ci essentiel bi. donte sax dañ ko doon jox askan wi. ngir ne nan dañ bëgg a defar ay entrepreneur rapide te ñëpp xam nañ ne entrepreneur rapide loolu dafa am concept boo xam ne dafa yéeme. ci ñoo xam ne amuñ ban qualification nga bëgg jël ay milliards yu dem ci 30 leen ko séddale politique la dama ne alal jooju li ñu waroon def mooy dakkal financement yooyu. jël alal ji jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndóol jamono ñuy toll xiif. mais ñu def ko ci transparence woo ci parti politique yi woo ci société civile bi woo ci ñi nga xam ne tey dañuy dimbali askan yi sonn. seet jur gi fa mu bëgg a amee jafe-jafe. ñu jënd aliment de bétail. def prophylaxie maanaam fexe nu ñu leen di fajee ba nga xam ne dinañ sauver année bi donte dina impacter ci suñu croissance l'année dernière xam naa bu déwén jotee dinañ fa wax ne ma encore def nañ 7% de croissance ak situation bi nga xam ne ñu ngi koy dund. loolu bokk na ci li nga xam ne bu fekkoon ne ñun ñor nguur gi dinaa ko xelal njiitu réew mi ne ko alal ji ma gis daal ci yenn poche yi na nga ko jël jëmale ko askanu Sénégal ndax dañoo xiif te fii kenn waru fee toog di laaj ay suppi yel màkk kenn waru fee toog. di lekk say côtelette te askan wi ñoom ñu nekk ci jafe-jafe yoo xam ne amuñu sax dugubu picc bu ñu lekk. d'accord mais politique ñoom bi ñu am yéene ci yàlla bi xamloo ko xanaa jàppaloo ni dañu toog di leen seetaan jombul am na taxawaay parce que am na ay ministères yoo xam ne ñoo aju ci bu dee mbay mi la bu dee élevage bi la bu mën a nekk ñàkkul ni am nañ programme yu am solo yoo xam ne itam dañ ko jëmale àll bi. xanaa xam nga gouvernement. li ñuy wax gouverner c'est prévoir. ñàkkul prévoir woon nañ seen budget ne ren. dinañ def ci mbay nangam dinañ def ci càmm nangam dinañ dimbali néew gi doole nangam. day fekk mu nekk situation normale. mais li xew situation exceptionnelle la situation de calamité la maanaam lu anormal la lu kenn xaaruloon la. dogalu yàlla la kon. ndax mun nañ ko jàppee ne dogalu yàlla la werantuñu loolu ndax lu tax ñu naan dogalu yàlla la mooy phénomène la yoo xam ne changement climatique képp koo xam ne fi ñu toll yaa ngi nekk ci àddina bi yore réew. war nga bàyyi xel ne jaww ji dafa soppeeku ba tax lu mel ni mun na am rawatina bi nga xam ne waa météo waxoon nañ ko. nga mën koo waajal. non météo dañ ko wax. ne ren. ndox dina manqué. gouvernement bu am loolu li mu war a njëkk a def mooy fexe bu ko Ablaye Wade yëgoon ca jamono boobu na mu daan def mooy dem woo avion yi nga xam ne ñoo daan jógee ay Maroc wala feneen ñu ñëw fexe ba taw bi taw. parce que loolu aussi c'est scientifiquement accepté lu effectif la lu ñëpp nangu la surtout que wax nañu ne waa Ndakaar yi doon jooy taw xam naa sax ñun duñ leen ñaanal lu bari taw bu bari xanaa pour mu xaw a féex ndax bu tawee wóor na ma damay ragal ne am na ñoo xam ne ci biti la ñuy fanaan mais wàññeeku na yooyu tam waaw loolu ay wax parce que dañ fi gisagul taw boobu rek waaw mais wàññeeku na aussi dama ne waaw c'est vrai parce que dañ fi gisagul taw boobu en tout cas yéeniwu ma daal yenn taw yu bari Ndakaaru man d'abord canalisation yi daf ñëpp xam nañ dañoo bouché
dimensionnement canalisation yi par rapport ak suñu développement réew mi dafa doy waar. assainissement yoon yi ñëpp xam nañ ni mu demee ndax population de Dakar dafa doublé. donc damay wax ne bu doon suñu sago taw yi ñu naan niir yi bu ñëwee ba Ndakaaru dañuy jàll géej war nañu am ay moyens techniques comme niñ ko daan defee rek fexe ba niir yooyu ñu leen di yóbbu ñu jëm booru ay Louga jëm booru ay Diourbel jëm booru ay Ferlo pour taw pour que askan wi am ndox mais aussi jur gi am lu ñu dundee. loolu gouvernement bu nekk war na ko mun. d'accord dafa am ponk bu amoon solo la nag parce que bu fekkente ni dañu recevoir acteur politique bu mel ni yow dëkk Ndoukoumane bokk ci àll bi dafa am solo ñu waxtaanee wàllu mbéy mi nga wax ci sa xalaat waaye bu ñu jógee ci loolu dafa am lettre boo xam ne dafa tukkee ci Karim Meïssa Wade mu jëm ci justice Sénégal notamment kenn ci ay magistrat mu jàpp ni li ñuy xaar ëllëg jëm ci dogal bi nga xam ne moom la ñuy xaar ñu àtte ko ci lu jëm ci inscription ci liste électorale yi ni nga xam ni noonu la jàlle Badio Camara en tant que magistrat ndax jàpp nga ni cëram la moom Karim Wade ci bataaxal bi mu bind. Karim Wade citoyen sénégalais la. Karim Wade ci peuple Sénégal la bokk. magistrat yi te Badio Camara bokk ci nekk tey kilifa fi mu xam ne nekkee benn ñu koy wax Cour suprême liggéeyam Karim Wade da ko war a saytu yow da nga ko war a saytu man dama ko war a saytu bu liggéeyee li mu jur kenn ku ne am na sañ-sañ jox ci sa xalaat ma ne kenn ku ne laa wax loolu kenn waxu ko c'est-à-dire dañu eggagul maa ngi ñëw foofu maa ngi ñëw foofu yow fi nga bëgg ñu yegg mooy fi ñu xam ne danañ fa yegg déet waaw mais dañ fa war a xaar ba egg fa ba pare déet encore gay da ngay pare da ngay wax ma pare rek tuuti boo dégg ñu naan diw dama koy récuser maanaam kii bëgguma mu àtte ma dafa am lu tax dama ne mais xam nga ni ku ndobin rey sa Cour suprême kenn fa nekk kuy àtte mënoo ko récuser déedéet Cour suprême du kenn fa nekk di àtte moom moo fa nekk moom mooy seen njiit Badio Camara moo tax ma ne du kenn moo fa nekk di àtte Cour suprême dafa am ay chambre bu nekk dafa am ku ko jiite mais dossier bi xam nga ni Badio Camara moo koy gérer déedéet waru ko gérer loolu mooy danger bi nag loolu la Karim Wade xam chambre administrative moo war a gérer dossier boobu xam nga lu tax décision bi nga xam ne ministre de l'intérieur moo ko jël décision bi dafa créer ay droits maanaam dafa nekk décision boo xam ne autorité administrative moo ko jël mu créer ay droits boo dégg ñu naan décision dafa créer ay droits mooy mun na lor nit comme mun na ko jox ay cër décision unilatérale maanaam man maa ne dogal naa bu amee rek yoon dafa may askan wu ne mu dem fa mbaxana nekkee benn ñu koy wax chambre administrative ne leen kii dogal bi mu dogal teguwul ci yoon pour que ñu annuler ko loolu chambre administrative moo koy def bu fekkoon ne bu njëkk la conseil d'état la léegi nag dañ dajale chambre yooyu yëpp tuddee ko Cour suprême Badio Camara nekk ca bopp ba am ay président de chambre waaye Karim Wade li tax mu am njort wu ñaaw ci Badio Camara mooy li fi jaar diggante biñ koy àtte ba léegi 2012 2013 ba 2015 bu muy génn ak tous les dossiers yi fi jaar recours am yi dafa gis loxo Badio Camara ci biir décision yooyu mu gis même ndam yi mu am ci bitim réew Badio Camara mi nga xam ne mooy Cour suprême comme yaa ko wax moom fi mbax ne nekkee benn te ñëpp teg ko fi pour mu àtte dëgg tëddee njaaxaanaay fexe am indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif muy président Macky Sall fexe am indépendance vis-à-vis du pouvoir législatif d'accord fexe am indépendance par rapport au lobby financier ñu yaakaar ne moom dina tëddee njaaxaanaay muy faral jamono bu nekk Macky Sall te dañ koy daan nañ ko CEDEAO mu faral ko groupe de travail daan na ko de détention arbitraire mu faral ko kon moo tax mu ne lii fa mu dem fa mbax na nekkee benn dafa jàpp ne liggéey bi Badio Camara daan def ak Macky Sall ba mu tudd ci ne dañ daan toog pali ko réunion pour seet nuñ koy condamné looloo tax mu gëm ne bu ëllëgee muy suba jeudi décision biy génn Cour suprême loxo Badio Camara du ci génn te dañ koy xañ. léegi monsieur Gaye non loolu am na neneen nu mu ko mën a waxee xam nga bu ko waxee woon ni nga ko waxee. ci naka. ci ni nga ko waxee ni nga defee genèse bi ni nga expliqué. non xam nga non bañ a lire lettre bi kay xam nga. lettre bi kay dafa commencé séquence par séquence. di wax waxtu ko ci Badio Camara ne tooñee rek. dafa am kon yow loo tëb ci lettre bi loo waxul sénégalais yi. mooy lan mooy la nga xam ni wax na ko ni Badio Camara dafa waroon retraité Macky Sall téye ko fa pour mu jàppale ko
ci ñi nga xam ni ay potentiel candidat lañ ñu bañ a nekk candidat. gëmuloo ne. loolu mi ngi ci lettre bi wala nekku ci. en kay ma dëggal ko. waaw dama koy dëggal man. damay dëggal ne Badio Camara dafa waroon dem retraite mu nekk Cour suprême président Macky Sall xam na ne boo fekkee da nga nekk Cour suprême commencé benn mandat. waaw retraite bu jotee du tax nga bàyyi. mu yokk âge dem retraite magistrat yi pour bàyyi fa Badio Camara parce que xam lu tax ma wax la loolu. waaw mais loolu sañ-sañam la bu ko sañ loon du ko def. dama ne. waaw dafa xam nga dafa am lu ñuy wax élégance républicaine dafa am loo xam ne éthique mayewu ko li éthique mayewul mooy ngay changer ay règles yoo xam ne objectif bi mooy faire plaisir à une personne. ma jox la du moom rek am na keneen koo xam ne da ko jox CREI mu tabaxal ko lépp ba nga xam ne desul lu dul woo gaañ yi kooku waroon dem retraite moo xam ne kii bu ko bàyyee fii teraanga ji mu ko bëgg a defal du ko mën a am mu jëlee ko fa dugal ko ci beneen juridiction boo xam ne da ngay am mandat bu ko fa retraite ba fekkee mu ànd ak retraite am continuer mandat am te alors que nit ñaa ngi fi du Karim rek moo ko wax. non waxuma magistrat yi sax dañ ko wax ci élégance ak éthique nga may. dama ne dem ci boppam wax na ko te dem magistrat la te xanaa dem war na respecter ko waram moom nee na ponkal yi nekk ci ŋànk magistrature bi ba tax ñu leen di ŋàññi dañ leen fi teg te war nañu dem retraite xale yi nga xam ne am nañ compétence kenn mu leen bàyyi ñu yegg si. non xam nga ci lettre bi ba tey dañuy cour suprême annexe la ci palais de la république. xam nga lu tax. non xam nga dafa am ay propos dafa am ay wax yoo xam ni dafa tegginuwul muy tukkee ci gémmiñu Karim Wade di jëm ci un magistrat notamment koo xam ni moom moo jiite cour suprême. dama ne Karim Wade c'est-à-dire loolu boo ko bëggee rafetal aussi Babacar Gaye loolu dafay xaw a doy waar. dama ne dama ko d'abord dama bëgg nga xam ne dama maanaam endossé loolu mu wax ne en tant que citoyen sénégalais li nit ñëpp wax mooy suñu magistrature dañ cee kontaanul. liggéey bi ñuy liggéey ñëpp dañoo jàpp ne magistrat yi seen bopp ñoo ko waxal bopp amuñu indépendance vis-à-vis du palais waa union des magistrats du Sénégal wax nañu ndax loolu bàyyil ma fini bàyyil ma terminer bu fekkee nekk fi woon gan président Macky Sall dafa defoon ci yoonu yokkute ne jox leen ma réew mi ma fexe ba magistrature indépendant ak pouvoir exécutif jox leen ma réew mi ma jox sañ-sañ magistrat ba bu ëllëgee amul benn président bu fiy nekk di jox ay instruction magistrat Pam Ngagne li tax ma lay wax ne président Macky Sall amul démarche républicaine tey fële nga xam ne fa la dajale woon ay gàngooram ci wàllu politique fa la waxee lu tax nit ñi xam ne du koo xam ne dafa war a respecter magistrature na commencé d'abord moom ci boppam mu respecter magistrature moo tax warul toog askanu Sénégal di ko déglu muy wax ak ministre de la justice am comme da koy jox instruction pour mu jëm ci ñi nga xam ne dañuy ŋàññi magistrat yi dama ne donte moom mooy clé de voûte des institutions en tant que président de la République li ko waroon mooy mu xaar ba ñibbi këram dem conseil des ministres am woo ñi nga xam ne instruction yooyu mu leen di jox xaaral ma terminer fii s'il te plaît c'est important mu xaar laa wax moom mooy chef suprême de la magistrature sañ na bu ñu gisee ku jóg yàq lu mel ni xamee magistrat yi mu ne na arrêté. waaw moo tax loolu nag sañ-sañam la. kay ma wax la waaye déglu ma wax la lu tax ak dafa am defin fi defin wi nekkulee yoon laa lay wax premier bi mooy mu koy wax ci langue politique fépp fu ñuy waxee déclaration ne dañuy jëm ci ay élections ñu def ay parrainage mu dajale gàngooram di wan Sénégal ne magistrat yi maa leen di jox ordre loolu moo firnde ne. déedéet yow yaa ko gisee noonu. waaye ma ne. non moo wax maa leen di jox ordre. waaw attends bu ko waxee noonu aussi moo leen di jox ordre naa leen firndeel ñaareel moo leen jox ordre. attends boobu benn firnde la ma jox la deuxième firnde bi ne moo leen jox ordre président Macky Sall moo ne fii Sénégal am na fi ñu def ay tooxi doon yi luubal alalu réew mi def gestion bu bon waaye dossiers yi nga xam ne ñoom la concerné biñ ñëwee ci man maa ci teg sama kudd maa jël sama loxo ne ko ci réej ji bu fekkoon ne teggee na loxoom dina wax Sidiki Kaba wala mu wax ministre de la justice am ne ko ñii kat dañoo tooñ yóbbu leen ci procureur ñu atti leen ñi fi tooñ kenn bougéwul pouvoir exécutif moo tax laa wax bu fekkee ne loolu moo tax Macky Sall di menacer opposition bi nañ ma jël si suba maa ne dossier yi nga xam ne ñooy dem tribunal parquet
ñoom ñooy wax ne nañ def nii wala buñ def nii. non te parquet. te parquet ministre de la justice li nga wax kenn dama ne ma terminé xam nga ñuy jël seen nit. dama ne mooy nga taxaw ni diw ak diw. non non dañu corrompu. non dama ne wala diw ak diw. non dama ne Badio Camara. dama ne la corruption bëgg ko dugal ci benn clan. dama ne jël magistrat yi dugal leen ci clan Macky Sall comme ni ko Karim Wade di waxee mais loolu moo nekk lu teggi niwul. dama ne magistrat c'est-à-dire mënoo fi nekk ancien ministre de la République nekk fi doomu président de la République nekk bitim réew mais di ŋàññi justice su réew mi aussi. dama ne man ministre la woon. ok bu ma kontaanul ci justice bi ni muy doxee tey dinaa ko ŋàññi. mais yow yaa ngi ne Macky Sall fi mu ko waxee waru ko fa waxee est-ce que Karim Wade fi mu ko waxee war na ko fa waxee moom. dama ne xam nga lu tax Macky Sall fa mu ko waree waru ko fa waxee Karim Wade amul aucune responsabilité ci fonctionnement régulier institution yi fi ñu toll. mais mi ngi ko bëgg. Pape mais loolu lay yootu fi mu ne loolu lay yootu. Pape ma pare rek foofu dama ne. waaw Karim Wade amul responsabilité gestion wu état Macky Sall la ñu fal moom mooy suñu président de la République moom lañ taxawal suñu charte réew ne ko dafa am ay pouvoir yoo xam ne dañu bëgg ñu bañ leen lëkkale. mooy ñi nga xam ne ñooy dogal di def dox mooy ñi nga xam ne ñooy àtte muy magistrature mooy ñi nga xam ne ñooy décider ay loi. ok kenn ci yooyu warul ànd donte. yaa war a sàmm kenn ku ci nekk la ko war mu koy def la war magistrat yi du président Abdoulaye Macky Sall mooy wax magistrat yi def leen lii dinaa wax lu tax bu fekkee ne magistrat yi dañuy yëg ne am na ay rëq-rëq ci wàllu yoon code pénal am na ko ak transgressé mais procureur dafi taxawal askan wi defuñ ko contre Macky Sall on le fait bu boobaa dañ koy def ngir askan wi nga xam ne ñoom ñoo voté loi bi ba pare wax magistrat yi protéger leen loi yi askan wi ak loi yii bu fekkee ne Karim Wade dafa am lu mu def lu méngoowul ak yoon président Macky Sall war naa mën a am wóolute quand même wóolu magistrat yi nga xam ne ñoo nekk fii pour ñu seet ndax loolu bokk na ak yoon wala bokkul yoon ñu jël seenu matuwaay def li ñu war a def mais moom warul toog di def politique meeting politique muy wax magistrat yi ne leen am na ku wax mënu ko tudd sax am na ku wax nangam bu ëllëgee bu ko waxee na ngeen ko jàpp dama ne président warul demee noonu faluñ ko fi pour loolu du buur du bu mi président de la République la. waaw léegi na respecter les institutions de la République. waaw président su ko respecté wul bu joxul exemple na bàyyi askanu Sénégal ñu juger ndax ñi nga xam ne ñoom lañ dénk seen justice ñu ngi koy dox loolu doxaluñ ko. léegi te ñun d'accorduñ ne ñoom ni ñu koy doxalee rafet na. président man yaa ngi may bëgg a jaaxal ci sa gis-gis parce que mënuma comprendre lii nga di ko jëmee président de la République dafa war a respecter justice bi dafa war a respecter. institution yi ba pare nga bëgg a défendre Karim Wade ne li mu wax dama koy endosser. non Karim dafa respecter institution boo ko gisee lu mu wax. Karim waxul non attends man lettre bi ngay wax nii. dama ne lettre bu mel nii nga jëmale ko ay magistrat bëgg leen dugal ci benn clan Macky Sall bul wax bëgg leen bëgg. bul ëmbaale. non ci lettre Karim bi boo ko liiree mu ngi ciy wax naan. non moom moo ëmbaale moom déglu non ëmbaalewul. si déedéet dafa si tudd dafa lakk mburu tudd dëkk dafa am koo xam ne dafa jàpp ne la muy def méngoowul ak liggéeyam na mu war a tëddee. mu teg ci ne magistrat yi gëm na ne bu ñu leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey fu mu amee dëgg danañ ko jox waaye jàpp na ne Badio Camara mais moom la jàpp ne moom la wóoluwul man moo ko wóoluwul nga bëgg mu wóolu ko par force wóoluwul Badio Camara parce que Badio Camara moo ko won lu tax wóoluwu ko. d'accord léegi président est-ce que du Karim Wade ci boppam moo njëkk a jalgati ay àqam ak yelleefam parce que bu fekkente ni dañ ni ko yow mënuloo nekk électeur wax ko ni ko am nga 15 jours nga dem Koweït fi nga xam ni foofu la bureau d'inscription yi nekk nga def fa sa recours yoon wax ko loolu pourquoi mu war a mën a jéggi loolu di ñëw ba ci tribunaux yi nekk fii bay uti cour suprême est-ce que yaakaar nga ni waru ko woon a teg ci yoon ba bu ñu ko waxee ni ko amuloo droit ci loolu mu xam ni amu ko mu yem foofu wala leneen mu pourquoi mu romb loolu yëpp pour ñëw ci tribunaux yi bay egg cour suprême. Pape Ngagne waaw. bu gaañi naan sa xel bëgg naan xalu askan wi jaarale ko ci yow. ok gis nga. commission bi nekk Koweït Karim Wade pour mu dem ci ñoom ne leen sama mbindu dafa am problème da ngeen ko war a régler da doon fekk commission boobu comme ni ko yoon mayee su Karim Wade ñëwee inscrire ñu ne Karim Wade soit mënoo inscrire ñu wan ko décision ne ko mais demande la defoon aussi bul fàtte ni demande la defoon demande d'inscription. dama ne toutes les ñëpp demande la ñu. waaw mais nga leeral ko aussi. yow itam damay wax rek. ok xam nga Pape posé nga ma question ci lu am solo bàyyil ma wax ko askan wi dégg. dama bëgguma gaañi naan sa xel. d'accord jaar ci yow naan xelu askan wi. ok dama ne commission bi nekk Koweït.
cëram moo doon bu fekkee ne Karim Wade dafa inscription dafa am problème. dañ ko koy notifier ne ko yow sa inscription dafa am problème Karim Wade bu amee lu muy recourir mu recourir ko foofu. loolu la yoon wax. waaw bi dossier yi jógee Koweït ba dugg Dakar autorité administrative yi nekk ici à Dakar dont le ministre de l'Intérieur ñun moom la ñuy wax parce que mooy le chef de l'administration de la police et de l'administration du ministre de l'Intérieur. moom moo ne Karim Wade sa tur mënul nekk ci liste yi ñun décision bi ñu attaqué mooy décision ministre de l'Intérieur. non mooy demande am la ñu rejeté. waaw xaaral ma pare mooy décision la xam nga rejet demande la. xam nga boo gisee ñu naan demande mooy nga wax administration dama bëgg nangam. ah comme ni ko ñëpp defee. très bien administration day décider waaw wala mu décider déet. décider waaw wala décider déet loolu mooy décision. décision boobu mu def yoon dafa ne képp ku administration décider te amoo lu la ci neex am nga droit def recours. recours bi yaa ngi koy def tribunal de grande instance. c'est écrit dans le code électoral. tribunal de grande instance ne moom compétent wul loolu la wax. waaw pour examiner ko mais dafa am fu mu wax ne nekkee benn taxul Karim Wade ŋàññi Karim Wade def ne ñii defuñ seen liggéey xaaral ma seet ndax fa mbax ne nekkee benn muy cour suprême danañ def seen liggéey léegi moom ba mu yëgee ne ci ay avocat am ci lettre bi waxoo ko de Badio Camara moo nekk ci dossier bi pour trouver verdict ëllëg moom mu ne xaarul ci Badio Camara résultat bu baax nit ku ci nekk kay am nga sañ-sañ ne kii nga xam ne moom lañ dénk sama dossier mu koy liggéey aw ma ci moom yaakaar ne dina ko def mu rafet. d'accord loolu la Karim Wade def. d'accord mais président Gaye. ma ñëw ci affaire électeur boobu c'est important ñu leeral ko askan wi parce que wax nga ko léegi xam nga li tax gouvernement bi nga xam ne mooy bu Macky Sall te Aly Ngouille Ndiaye nekk fa bëgg falaat Macky Sall def erreur moom laa lay wax tuuti askan wi dégluñ xam nga dañu foogoon ne article 50 L57 bi ñu changé dina tax ñu xañ Karim Wade bi ñu dugal électeur bi. waaw dina xañ Karim Wade ay droits civiques am ak politique dañu def erreur boobu dana leen topp nag ndax lu tax xam nga la notion d'électeur dafa am article bu ko réglé article L27 bu jiitu article L57 boobu dafa wax ne kan mooy électeur l'électeur mooy sénégalais bi nga xam ne góor la wala jigéen ku dul góor doo jigéen wala bokk ñaar ñi li ñuy wax deux plus mënoo ko doon ci li ñu wax encore que loolu mënuñ ko fësal góor la wala jigéen bu am fukki at ak juróom-ñett boo xam ne am na droit civique ak politique te amul benn incapacité prévue par la loi dama bëgg ma leeral tuuti foofu lan mooy incapacité prévue par la loi. loi incapacité yi mu prévoir yii la benn mooy ngay gune amoo sañ-sañ avant 18 ans am nga ay droit waaye mënoo leen exercer ñaar ngay mag moo xam ne sa xel dafa des xel mi neexul da nga war a am ku lay toppatoo surtout lu jëm ci matière civile loolu ñu ngi ko tuddee curatelle am na beneen incapacité boo xam ne mooy ñu dénk la askan wi nga xam ne soit administration la am na mooy protection administrative judiciaire wala bi ci mujj bi gën a garaaw mooy la tutelle maanaam kii mënalul boppam dara dafa am mag la waaye mënul boppam dara donc ay ñoñam ñooy nekk ay tuteuram loolu mooy tutelle ñeenti yooyu amul benn bu ci frappé Karim Wade kon dafa mel ni capacité électeur boobu moom man am na ko moom il est électeur sénégalais la électeur la xam nga fan lañ juumee ñoom mooy ndax électeur mooy ki nga xam ne day wote mais Macky Sall ñëpp xam nañ ne wote na premier ministre Fatick ba Onel ak ñi nga xam ne ñoo doon saytu élection yi ñëpp ne wote ne te amul carte est-ce que électeur loolu ci droit c'est un électeur mais yoruloon carte. président code électoral bi. lu mu wax ci ku jël condamnation. dafa lu mu wax ci. ku jël condamnation. plus de 5 ans ku jël condamnation. décision code électoral dafa wax ne. waaw ki nga xam ne dañ ko tëj plus de 5 ans. waaw ñoom moom inscription ci liste électorale waruñ ko ci inscrire waaye dama la jël si ci la notion d'électeur pour nga comprendre. waxuma mais aussi xam nga li nga wax. mais c'est important parce que non président man tontu naa la yow yaa ma tontu. li nga tontu dafa leer bu leer dag ni ma code électoral bi li mu wax mooy ku jël condamnation plus de 5 ans munoo nekk ci liste électorale yi. waaw mais déglu ma wax la nag mais ku jël 6 ans nag. waaw da ngay déglu ma ñëw moom laa lay expliquer. xam nga man dama la tontu ba pare. waaw dama lay wax li tax amul. xam nga wax ji yëpp dafa amul problème ak la notion d'électeur xam nga ñoom li ñu def. pour que ñu ne Karim duñ ko bind. dama lay expliquer de ñaar yi dafa wutee maanaam
bind nañ ko binduñ ko c'est pas ça le débat niñ ko génnee bu fekkee dafa tegul ci yoon ku mu neex nga attaqué ko est-ce que ñu ñàkk ko bind dina tax mu perdre notion électeur am beneen débat la boo xam ne réglé naa la ko tout à l'heure ci notion électeur parce que ñoom dañoo juum xam nga bu ñu bëggoon bloquer Karim Wade lu ñuy def ci article boobu ñu xam ne moom lañ modifié dañ ciy bind naan pour être candidat et candidat pour être candidat ci foofu il faut être sénégalais inscrit sur les listes électorales et jouissant de tous ses droits civiques et politiques ou bien ou ayant perdu ses droits de vote bu ñu ko bindoon mu leer boobu boobaa Karim Wade du am ak ñoom problème mais fi ñu toll ñoom ñoo ci bind rek électeur. or Karim Wade est un électeur. léegi pourquoi nga wax du am ak ñoom problème. parce que dafa perdre ses droits civiques. déedéet condamnation Karim Wade kenn defu ci perte droits civiques et politiques benn ñaar kenn defu ci incapacité électorale maanaam juge bi décidé wul ne Karim Wade dafay perdre droit de vote am juge bi bindul ne Karim Wade waratul nekk éligible juge bi daf ne dañ ko condamné à 6 ans. ba pare mu ne dañ koy condamné. léegi président Gaye yow aussi bul dox ci xelu askan wi condamnation 6 ans boo ko jëlee. te nga xam ne mënoo bindu ci kayitu élection yi. mais xam nga ni mënoo nekk candidat mënoo nekk électeur. non je t'explique attends xam nga mënoo ñàkk a bindu ci exemple rek la xam nga ñu ngi ciy yàgg te bëgg nañu dem. non dama bëgg mu leer nga dégg. kon nga bàyyi ma wax li ma wax askan wi jugé ko. yow bëggoo mu leer. ankay parce que soo bëggoon mu leer doo wax loo xamante ni si ñaari wax la yëpp. ankay dafa am loo xam ne yow yaa ko génn ci sa gémmiñ yow yaa ni dama la laaj nga tontu ma. soo ma bàyyiwoon bu ma la tontu mu leer ci kooku askan wi de. non da nga damay confirmer li nga wax ci. voilà damay confirmer li nga wax ne bu ñu la condamné dama ne duñ la bind liste électorale. xam nga confirmer naa la lool. casier judiciaire mënuloo ko am. ankay. attends Pape Ngagne bul jaxase. léegi kon wax ma xam noo koy amee maa ngi lay déglu. casier judiciaire xam nga lu ciy nekk. waaw casier judiciaire dañ ciy bind sa condamnation naka la. casier judiciaire dañ ciy bind est condamné à 6 ans avec amende de 138 milliards. mais ay gardant ses droits civiques et politiques loolu lañ ciy bind loolu taxul Karim Wade bañ a bokk dama lay wax li ngay wax mooy bu ñu ci defoon nag ci biir casier judiciaire xam nga lu ñu vérifier ci casier judiciaire bi est-ce que am na incapacité électorale maanaam est-ce que juge bi wax na ne kii nga xam ne dañ ko condamné dafay perdre ses droits civiques et politiques wala kii nga xam ne dañ ko condamné dafa war a perdre une illigibilité il devient inéligible man maa ko décidé man juge bi parce que loolu c'est prévu dans la loi deuxièmement ma ñëw waxaat encore li ma la waxoon léegi bu ñu la condamné 6 ans laa wax xam nga dama ne kenn du la waruñu la bind ci liste électorale loi moo ko wax c'est clair waaye loi waxul ne ku nekkul ci liste électorale doo nekk candidat amul fenn bu ñu ko bind ci loi. non ku nekkul ci liste électorale la wax de waxuma ku nekkul électeur. ok te électeur la notion d'électeur aussi est claire. d'accord mooy képp koo xam ne sénégalais nga góor nga wala jigéen am nga 18 ans am nga droit civique et politique te amul benn incapacité boo xam ne c'est prévu par la loi bu la daj. léegi président Gaye problème bi réglé gul moom mu nekk seen candidat est-ce que tardaloo leen seen bopp. non yéen waa PDS. problème bii nii réglé gul ñi ngi koy discuter ñi ngi wax amagoo leen par exemple lu décision de justice bu leen favorable mu ngeen def fa seen candidat est-ce que nekku leen ci leneen loo xam ni kenn mënu ko comprendre. kaay ma wax la li tax ñun amuñ problème parce que ñun la cause li tax ñuy xeex du Karim Wade ñun xamul lu tax ñuy xeex mooy jëlaat nguur gi ci loxo Macky Sall mi nga xam dafa yàq réew mi. mais candidat ko fay jëlee. ma ñëw. candidat ci élection ko fay jëlee. ma ñëw dama ne la cause principale mooy fexe ba dellu si nguur gi. mais ak candidat. ma ñëw danaa ci egsi boo dégloo rek dégg. xanaa boo bëggee dem bëree di nga am. wallaay boo dégloo dégg d'accord ci lay mujj. ok dama ne cause principale bi. li tax ñuy dox di wax. mooy que jëlaat réew mi ci loxo Macky Sall parce que da koy yàq. naka lañ koy jëlee mooy wut candidat bu xam ne mooy tax ñu jot ci. dafa yàq réew mi wala daf leen a yàqal. bon yow askan wi ak lay déglu. waaw askan wi xam ne. dafa yàq réew mi wala daf leen a yàqal. dama ne askan wi ak lay déglu réew mi xam nañ ñoom ndax. seen jamono démb ak bu tey bu ci gën loolu dama koy bàyyi askan wi mu xool ko boppam man ci askan wi laa bokk man jàpp naa ne réew mi dafa gën a yàqu. kon kay nañ bàyyi sama opinion ma joxe ko. dama ne yàq na réew mi te ñun li ñu bëgg mooy gën ko defar pour defar ko il faut ñu am candidat bu ñuy gañaloo. moom lañ yaakaar ne. président 12 ans defaroo non 12 ans defaroo leen ko nga naan dañ koy. non dama ne. franchement waaw mais xam nga da ngay def kokaalaan boo nañ tag rek li bi après nga ñëw ñu suñ 12 ans yi. waaw d'accord allez-y mais nag aussi mais c'est normal. non li nga ma posé boo nee dañuy dafa yàq réew mi dañ koy defar. dama ne alors que ngeen amoon 12 ans defaroo leen ko. ankay mais loolu n'a rien à voir ak kokaalaan aussi vraiment. ankay ak ñoo def lu bari ci réew mi lu tax tey ku fi ñëw war a mën a continuer ak ñoo fay def lu bari dag naan defal ñu lépp te
te kenn du defar lépp kenn du matal lépp ndax yàlla mi ko man sax defagu ko. kon kay nangul ko. non dama ne yàq laa wax waxuma defar. mais nangul ko moom aussi dama ne yàq. waaw yàq bokkul ak defar. ok yàq moom nit mën na ko li nit mënul mooy defar ba lépp mat. waaye di yàq moom di wéy di yàq nit mën na ko. léegi dama ne. candidat bi nga xam ne li ñu yaakaar ne moom moo ko mën a gagné mooy Karim Wade moo tax ñu jàpp ko. suñu jàppoon ne man maa ko mën a gagné ñu ne mën a mais parti démocratique sénégalais ak askanu Sénégal fi ñu toll dépassé na léegi suñu parti. ba léegi génnal ci mbedd mi nga laaj ko la neex li ñu lay wax mooy suñ candidat bi kañ lay ñëw président kañ lay ñëw loolu la ñu lay laaj man je le dis en toute honnêteté. parce que yow lañ dajal moo tax non Pam Ngagne. parce que yow la ñu dajal moo tax ñu wax la loolu Pam Ngagne damay bañ nga juum de président damay bañ nga def loolu baromètre. Pam Ngagne waaw est-ce que mën nga ma nangul dara. waaw yi nga heure bi may wax ak yow. man damaa sete wecc. te jàpp naa ne Sénégal yi gëm nañ ne nitu dëgg la. waaw moo tax léeg-léeg ngay wax lu may jaaxal. non parce que loolu aussi man mën naa la ko seddal mais léeg-léeg nga wax lu may jaaxal. ma terminé li mujj. voilà. gis nga li ma des ak sama dund. ok sama baat bii. benn buum dootu ci yeewu. buum bu ko wër benn buum mënut ci yeewu. mel na ni Karim Wade yeew na ci buum. dama ne benn non li ma la déggee nii sa discours bii. non dañuy wax te loolu jaaxal na ma président Gaye dañuy déggoo. attends sama baat bii. waaw benn buum dootu ci yeewu. sama baat bi ñaari buum ñoo ci mës a yeewu. benn bi samay waajur ndey ak baay neetuñ fi. deuxième bi Abdoulaye Wade te man maa ko nangul loolu. beneen doomu aadama du yeew sama baat bi buum. donc sama liberté lay waxee ak li nga xam ne moom lay sama aqulay tàlla gëm naa ne heure bi ñu toll askanu Sénégal jàpp nañ ne candidat yi fi nekk Karim Wade mën naa gagné Macky Sall bu ñu demee élection bu normal dama koy wax te dama gëm ne askan wi loolu nu gëm su mu amuloon am naa fulla ak fayda joo xam ne fulla ak fayda pour wax ko mu leer. léegi pour terminer ci affaire Karim Wade parce que jàpp naa ne faram-fàccee bi li ci ëpp solo. je pense que war nañoo leer bu leerul ba léegi il faut que ñu am yeneen émission mu gën a leer. dafa am quand même Ali Kalaj ji mooy situation bi ñu dund ci politique. réew mi tey du rek ay affaire Karim Wade moo leen ñor wax nga ko ci njëlbeen est-ce que ñun affaire Karim Wade déedéet dañu am lu ñuy wax démarche systémique mooy lan dañuy boole ñaar fexe di xool réew mi li fiy coow ak li fiy soxla di ci jéem a ut saafara waaye li nga xam ne réew mi soxlaam la. mooy candidature Karim Wade c'est une demande sociale il faut que ñun ñu toppatoo ko mënu ci dara. président Gaye loolu aussi. candidature Khalifa Sall demande sociale la. xam nga. candidature yi nga xam ne dañ mën a gagner Macky Sall demande sociale la. parce que askan wi li ñu bëgg mooy yóbbu Macky Sall mu dellu opposition mu xam ne réew bu ñu la ko joxee yor ko yorin wu rafet moo gën parce que da nga war a xam bàyyi xel ne un jour da nga delloo baat bi ñu la dénkoon. waaw président Gaye xam nga le cas Karim Wade dafa am solo ñu waxtaane ko parce que dafay feeñ ci ëllëgu moo structuré réew mi fi ñu mais non wallaay moo structuré réew mi. waaw mais c'est normal xam nga pourquoi mu normal. c'est parce que baayam daf ni bu nekkul candidat mu taal réew mi. non baayam waxul loolu. mais baayam lii la wax. non waxu ko mais looloo tax loolu am solo ñu war ci taxaw wax ci réew mu ñëpp bokk. baayam waxul loolu ñun ñoo ne Macky Sall bu fekkee dafa bëgg utiliser justice bi ak dooleem pour xañ Karim Wade candidat xañ ñoom Khalifa Sall candidat dama ne élection wote du fi amee waxuñ ne dañuy boycotter wote bi déedéet dañ cay bokk mooy participation active waaye dañ ne duñ fa wote réew pour nga bañ faa wote ba ale yomb na jarul taal réew yàq wote jarul taal réew yàq nañ wote Touba ñoom fekkee nga ko élection législative bii passé yàq nañ wote Touba yàq nañ ko feneen fii parti socialiste yàq nañ fi wote Pikine yëg nga ko 1996 bu ko fàttee parti démocratique sénégalais muñ na lu dem ci juróom-benni at ñu leen di teg tooxi doon yi réew mi ne tekk rek ñun suñu xeex mooy réew mi del jëtat baatam moo ko dénkoon Macky su ko soxlaa danañ dimbale askan wi mu jëtat baatam nañ koy defee mooy ñoom ñi nga xam ne ñoom soxla danañ leen wan yoon wi ñuy jaar ba yegg foofu mais li wër ba wër mooy suñu parti ak parti yi bokk ci front bi nga xam ne mooy résistance nationale front boobu ak ñun dinañ taxaw temm pour que Macky Sall foqar ñi réew mi ci askan wi confisquer pouvoir bi duñ ko accepter beneen bi ci des laa lay wax ni ñu koy defee parce que xam naa ne ci ngay mujj gis nga Pape yi nga oto bu dayee ba këpp ñaari ñeenti roues yi nekk ci kaw chauffeur ba ci biir mënatu ko dawal pexe mooy wëlbati oto bi mooy ñi nga xam ne dañu bëgg réew mi teguwaat ci raay bi dem ñu beneen chauffeur boo xam ne moo ko mën a dawal
dañu war a am Pastef seet naka la ñuy taxawalee ñoom seen bopp directoire boo xam ne ñii dañuy réfléchir dañu bëgg a def politique. fu ñu koy defee mais ñi nga xam dañu war a directoire opérationnel boo xam ne. fa ñu jëm. dañ koy wan askan wi ànd ceeg ñoom. mais chauffeur boobu nga jàpp ni mooy Karim Wade mais moom la ñu condamné 6 ans gracier ko. dama ne mu ameel réew mi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards war leen ko fay. non loolu. waaw mais loolu ay fee la aussi. non xoolal président aussi nag yow nag dama bëgg aussi ñu waxtaan. vraiment li ma lay wax ni ay fee la. waaw ma tontu ci. mais ay fee la ci condamnation. amende waaw bàyyi ma tontu ci. waaw. réew yëpp ñi nga xam ne fi loolu maanaam fépp foo xam ne yoon am na fa wax nañ ne loolu baaxul CEDEAO ñoo njëkk wax baaxul parce que kër yi warul àtte Karim Wade groupe de travail des Nations Unies ñu njëkk teg ci ne détention arbitraire moo indi ñu condamné ko donc situation yëpp. changé wu ci dara. en kay yooyu yëpp changé wu ci dara. France. dara la ci changé dégg lu ma wax la rek France Monaco réew mu ñu dem lii wax dañ ko condamné fu ñu fa dem ne dañ ko exécuté ñu ne leen li ngeen def baaxul kon ñun dañoo jàpp ne. condamnation boobu mu ngi am validité pour Macky Sall ak ay ñoñom mais Karim Wade rek newu fii c'est-à-dire bul jàpp ne ñun PD parti démocrate sénégalais dañ naan bu dul Karim rek dara du am xam nga lan moo suñu objectif mooy yeewi askan wi ci nooteel gi nga xam ne ci la ko Macky Sall def li ñu soxla mooy famille yu Macky Sall gàngooru Macky Sall clan wu Macky Sall jógee ci bopp réew mi ñu tabaxaat réew mi ci anam yoo xam ne mooy nekk njëriñu askan wi parti démocratique sénégalais kese munu ko nañ doon doxalee réew mi aussi munu ko seet naka moo gën ak ñi nga xam ne démb amoon nañ xalaat bu baax ak ñi nga xam ne am nañ ko di ay primo candidat. d'accord ñu boole suñu doole. pour wax askan wi ne jëlee leen fi Macky Sall. te ñu ànd ñu nag askan wi pour mën a defar Sénégal. parce que dafa nekk ci yoon woo xam ne gute la goo xam ne. yaa wax léegi ni seetaan nga ko jam ñaajoo moom président Sall. non dañ maa nettali wax. d'accord ak lu mën a am dama ko dégg rek. ak lu mën a am internet. waaw dama ni ak lu mën a am. non foofa ca jam ñaajo taxaw na fa. démarré na campagne am ci parrainage bi. kooku ngeen jàkkaar lool yow. sa candidat taxawagul xamaguñu kan lay doon est-ce que kooku yaakaar nga ni dina yomb pour lii nga wax ni jëlee ko fi ak gàngooram nga mën ko réussir. non du yomb mais Pape du yomb dama am conscience ni du yomb ba tax ma jàpp ne ñi ko bëgg te bëggal ko askan wi dañu war a defar seen taxawaay. gën a defar seen doxalin seet fu ñu jëm ndax li nga gis tey yow te yaa ko waxal sa bopp. waaw dafa nekk beneen entorse boo xam ne war na tax ñu jëlee ko fi. Pam Ngagne li nit ñi doon ragal ci parrainage bi feeñ na ci jam ñaajo tey mooy campagne électorale ci juróom benn weer balaa ñuy yegg ci élection kon muy campagne électorale. dama yaakaaroon ne dañ naan ma li nit ñi doon ragal ci parrainage feeñ na ci 84 xaw ma 87 dinaa ci wax boobu gi ma wax ci. non man pour man yow loolu nga may wax dinaa wax bii ba pare dinaa wax bii ba pare boo ma laajee bee ma wax ma yaa ma dox jam ñaajo dama ne feeñ na ci li tax ma wax la ko laa lay expliquer tout à l'heure xam nga dañu nekk ci réewum loi réew moo xam dañ ne république la Macky Sall la woote APR Alliance pour la République état de droit la doon wax ñu respecter sartu réew mi mais li gën a garaaw mooy ñu teg réew mi en campagne électorale pendant 7 mois te parrainage bi dafa nekk élément wu ci élection bi nga xam ne mooy élection 2019 te bu ñu deful attention Pape dina am ay risques yoo xam ne d'embrasement du pays te lu koy indi mooy parrainage bi dina am laa wax man dama ne bu ñu ragalee dama ne bu ñu deful attention dina am dama la lu tax Pam Ngagne est-ce que yow xam nga ne amul benn loi amul benn décret amul benn arrêté bu organiser naka la ñuy defee campagne ci parrainage loolu lu mu nar a jur ëllëg télévision yii dama jël exemple rek ñi am télé Macky Sall xam am na télé moom RTS ak télé yi nga xam ne yëpp dañ ko faral mais ñeneen ñi am télé bëgg a nekk candidat président lu ñuy def dañuy utiliser seen télévision def lu leen neex ci campagne comme Macky Sall nu mu def tey jël télé yi ñuy def campagne électorale boo xam ne organisé wuñ ko dafa am déséquilibre ci ñi nga xam ne ay parrain la ñuy wut or je pense ba léegi waxoo ma fii maa ngi ñëw ci question boobu bu paree ma ñëw ci lii dama koy régler bu ëllëgee boo ko defee fay télévision mu ñëw def ko comme ni nga ko bëggee moom laa la expliquer en matière électorale public reportage amul xam nga ci dara. waaw mais xam nga dugaguñ ci boobu campagne peut-être parrainage li ngay wax. déet moo tax dugaguñ ci boobu campagne dama ne ci la bokk mu tax yaay de campagne parrainage pour l'élection présidentielle ci la bokk c'est un élément de l'élection parrainage bi amul benn texte bu ñu organisé loolu moo leen wan ay cuune gi ñuy cuune damay fësal rek pour wax la danger yi bu ëllëgee
nit ñi bu ñuy def campagne électorale tu vois dérive bu nekk da nga ko fi gis donc ça veut dire que ñi am xaalis mun nañu jënd ay temps d'antenne pour ñu wane leen RTS mën na heure bu ko neexee parce que Mimi Touré dafay déplacé wu parce que tel ministre day déplacé wu pour def parrainage ñu couvrir élément boobu du am mu am déséquilibre entre les 87 candidats dont tu parles revenons-en 87 wala non 94 mu jox dëgg président Sall ci parrainage bi erreur la da nga jum wala lu tax da nga jum wax naa ko démb juróom-ñeent fukk ak ñeent yi nga xam ne ay candidats potentiels lañu boo ko seetee ñii dañu bokk Benno Bokk Yaakaar à part le candidat de Macky Sall am na ñu bokk Benno Bokk Yaakaar xam naa ci ñu bari ñii dañoo bokk ci opposition bi xam naa ci ñu bari xam nga loolu lu mu wane. dafa wane ne d'abord ni nga xamee ne moom la gouvernement bi entamé parrainage bi dañ ci lajj li tax ñu lajj ci mooy képp ku bëgg a nekk candidat ñëwal am sa coordonnateur ñu jox la fiche yi nga dem defi parrainage mais loolu bu neexee mu nekk 200 candidats c'est pas grave sénégalais bu nekk am na droit ne dama bëgg nekk candidat c'est pas grave li am solo mooy bu ñu demee ba ci cëppaandaw ja est-ce que ña demoon wuti fiche ya danañu matal. je termine bi am solo nag non. yaa ngi non Pape da nga ma wax da nga may déglu tuuti quoi. damay njort itam ne damay am njort ne comme que sa 53000 personnes la ñu soxla fichier bi dafa nekk 6 et quelques mille inscrits je crois su ma juumul bu ma xoolee 60000 jëlee ko ci 6 millions damay jàpp ne téeméeri sénégalais téeméer 100. kenn ku ne mën na am 65000. dans l'absolu. mais pas n'importe quel sénégalais. dama ne. pas du ku jóg rek mën nga ko am aussi. non dama ne droit laa wax. xam nga yoon lay wax. droit waaw. yoon lay wax. ñoom ñoo ne 67000 personnes ñoom ñoo war a nekk pour nga li ak maximum 53. minimum. dama ne téeméeri sénégalais en logique ci logique war nañu mën a am possibilité am parrainage possibilité. ndax dañ fa yegg duñ fa yegg xam nga lu koy réglé 26 décembre. bu 26 décembre jotee ci la ñuy xam. est-ce que ñii mënoon nañ wala matuñu. mais ça ne règle pas le problème. ok xam nga lu mu wone dafa wone ne ki doon bañ nit ñi ñëw compétir nekk ci campagne bi di wër parrainage pendant 6 mois ñooñu ay sénégalais lañu moom moo autorisé loolu moo tax mu am avant amoon na parrainage. ok avant amoon na parrainage wala amuloon parrainage. si amoon na ci indépendant yi. waaw est-ce que amoon na possibilité nga toog situation mel ni am. mais bokkul bi ci politique yi la ñoo ci rax. non vraiment ku leen ci dugal. kan moo leen ci dugal Macky Sall erreur baa ngi noonu. déet. kay non dama ne kan moo dugal. politiciens yi ci parrainage bi soo gisee nangami potentiel candidat yi nga xam ni bu dul woon parrainage bi bala ñu egg ci filtre bi mais musiba mën na am ci réew mi. ci candidat non dama ne déedéet parce que jaar nañ fi yoon ay partis politiques yu toll noonu nekk fi ay indépendants yu toll noonu nekk fi. d'accord mas ñu am. plus de 15 candidats. léegi ministre de l'intérieur bi lu ngeen ci wax Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye ñun warul defar élection. ministre de l'intérieur boo xam ne daf fi nekk pour fal président bi. nga xam ne da ngeen di marche foofu ci Washington. déggoo ma ne la dama ne. waaw ministre de l'intérieur boo xam ne daf fi nekk pour fal candidat bi nga xam ne mooy candidat sortant bi du organiser suñu élection. mais défi yi yéen front yi ngeen bëgg a ubbi bëri na de. Sénégal yi lañ ko ubbil de. buñ bëggee baax na buñ bëggul nag ñoom comme ñoom la ñuy noot buñ ko nangoo seen ñun duñ toog loolu def suñu wareef mooy wax leen ne li warta ne. te yan arme ngeen koy xeexee yu conventionnel yu tegu ci yoon. Papa Ngagne. waaw. Sénégal jaar na ci situation bu ne. waaw. 1962 jaar na fi. 1968 jaar na fi. 1988 jaar na fi. 1993 jaar na fi. 2011 moo ci mujj a jaar. pourquoi nga yaakaar ne Sénégal 2018 wala 2019 situation yi mu traversé ba yegg fi mu yegg mënu fa dellu. ci musiba. dama ne lu tax nit ñi yaakaar ne laa wax. waaw situation politique yi taxoon loolu am. te Macky Sall créé situation yu gën a garaaw yooyu. ngeen yaakaar ne li xewoon du am fu ñu ko teg dañoo ëpp fayda. est-ce que ñoom Macky Sall ñoom Tanor Dieng ñoom Moustapha Niasse ak ñoom Dansokho ak ñi ñu àndaloon dañoo ëpp fayda pour respecter suñuy droit ñoo ñu ëpp fayda. si dañ leen ëpp fayda ëpp leen fit. on verra bien. dañ leen ëpp fayda ëpp leen fit. Pape. parce que seen 23 juin bokkul ak seen 19 avril. Pape dañoo ñëw egsi ak seen i xeer taxaw. Pape dañ leen ëpp fit. Pape booba dañ amoon président boo xam ne. waaw non dañ leen ëpp fit da ngay da nga ma laaj ma wax la. non Pape dañu amoon président boo xam ne. waaw dafa ne woon ku bëgg a manifester buntu assemblée ñëwal manifester loolu la Abdoulaye defoon. voilà
Macky Sall daf ne bu kenn dugg biir plateau. C'est ça la différence. On verra maintenant ndax loolu nëwee. élection locale yi dem na 2019 loolu mën nga ko apprécier parce que gis nga ni élection yi di demee avril ñu waroon ko amal ñu war a def. juin prestation de serment ak yooyu yëpp ak taw bi di ñëw événement yi et tout loolu war nga ko mën a apprécier xëy. pas du tout gàcce la Pape je vais dire pourquoi lan mooy yoonu prestation de serment wala élection présidentielle par rapport ak élection locale. waaw mais xam nga ne campagne yi bu ñu bëggee tegantoo aussi beneen affaire lay doon. dama ne il faut une bonne organisation bu baax. dama ne lan mooy ndeyu laa wax. élection présidentielle di impacter élection locale. élection locale askan wi ñoom moom ñooy laaj seen bopp. gouvernement bu ne war na nekk ci situation bu ko permettre ci organisation. mu ne mois de février damay organiser élection présidentielle. mars avril mai juin 5 mois après ma organiser élection législative élection locale. tout gouvernement sérieux war na mun loolu. France loolu la ñuy def Allemagne loolu la ñuy def la preuve am na pays yoo xam ne dañuy organiser élection Italie yàggul ñu toog mënuñ defar gouvernement ci biir mois bi ñu dellu si defar seen organisation élection loolu du problème. xam nga lan mooy problème parce que aussi réew yooyu ay candidats yu mel nii. dama ne ay Karim Wade yooyu amu fa. dama ne ñoo ëpp. réew yooyu amu fa yooyu. waaw parce que réew yooyu duñ jël. problème yooyu amu fa réew yooyu duñ jël pour adversaire politique di ko tëj kaso pour bu nekk candidat comme ni ñu def Karim Wade ak Khalifa Sall. deuxième chose importante mooy que Macky Sall di décider de manière unilatérale maanaam tàgguwul kenn waxul ak kenn à la limite di ko nëbb depuis fukki fan mu décider loolu démb la ñu door a xam ne Macky Sall jël na décret ne léegi élection yi dañ koy def mois de maanaam décembre. dama ne loolu bu ko opposition bi accepté ma xam ne jarul ñuy dem élection présidentielle ça veut dire que agression boobu muy def contre la démocratie ak droit opposition bi agression bu muy def contre l'élection la transparence dans les élections dama yaakaar ne bu fekkee ne opposition Sénégal nangu na loolu askanu Sénégal booy ba ñu désemparé ñu maanaam ñu désespéré ci seen classe politique. D'accord. lu kenn musul gis moo fi am décider toxal élection locale am na fi ba tey ñaar moo mun a am ou bien ñu ne dañuy soxla ñu dem à l'Assemblée nationale mu nekk un débat te assemblée fi ñu toll ci démocratie participative waratul lu fa gouvernement indi rek ñu wote ko. wax nga ko 23 juin Abdoulaye moo amoon majorité. ok. pourtant assemblée nationale bi dañuy dem ba ci biir ñu ne lii waruñ ko fi wote. pourquoi ñu war a randal ay élection ay maire ñu fal leen seen mandat jeex ñu bëgg leen fa bàyyi parce que ñoo président ñoo ànd loolu du yoon. te loolu moo ci sa gis-gis président la ñu àndal rek moo tax. mu bëgg leen fa bàyyi moo am donc yaa ko wax ne prêté wul serment. c'est-à-dire que dafa bëgg toog. ba pare doora waajal ñi nga xam ne ñooy ay maire pour ñu nekk ñoom tam ñu toog opposition bi toog leen seetaan. léegi président Gaye lan nga ma mën a wax ci international libéral dégg naa ci yéen waa PDS apprécier wu leen rafetlu wu leen ndaje mi nga xam ne bëgg nañ ko fi amal wala mën ngeen koo boycotter lu tax loolu. xam nga international libéral kuréel la. ay parti te politique kenn mënul wax libéraux fii ci Sénégal génn ci PDS da ngeen ci am taxawaay bu am solo loolu. international libéral kuréel la. ay parti politique ñoo ko formé suñ parti moo njëkk a nekk parti ci Afrique bu bokk international libéral. ba ci Ablaye di bokk it jàpp naa ne ca njëlbeen ñàkk a pexe la woon. ndax jamono boobu Senghor moo ne woon ñetti courant moo fi am. sociodémocrate libéral wala ak conservateur xaw ma lan communiste yi boole dajalee fële après conservateur muy 4 courants Ablaye Wade mu ne man jël naa sociodémocrate te xam na ne Ablaye Wade était socialiste travailliste. Ablaye Wade ne ko baax na comme Ablaye Wade moom situation bu mënut a ñëw moom dina ci am pexe ci politique mu ne man libéral la loolu moo ñu dugal international libéral ci biir. ba mu demee fréquenter libéraux yi idées yi libéraux yi développé muy liberté droit de l'homme démocratie état de droit transparence des élections libre échangisme mu ne man ñii kat idées yi bokk nañ man li ma doon xalaat mu necce ba nekk ci vice président mu necce ba nekk ci patron mooy ñoo xam ne amatuñ grade kenn mënatu leen tëkkaleeg dara ñuy dem di dem ba mu fexe ba pour la première fois ñi bokk international libéral am ko gagné élection. Ablaye moo njëkk a nekk président bu nekk bokk foofu bu njëkk ay petit parti rek ñoo fa nekkoon ma wax la loolu tey ñuy dem di dem ba Alassane Ouattara dugg si Ablaye moo ko dugal ba mu nekk président Côte d'Ivoire tey nekk aussi international libéral. ñuy dem ba beneen deuxième parti fii Sénégal Idrissa Seck dugg ci international libéral ñuy dem ba Macky Sall ne observateur la dafa bëgg bokk
te Macky Sall bu teyee mu ne dafa bëgg a bokk international libéral bu ëllëgee mu ne damay dem Chine am coopération ak les communistes mu nekk problème boo xam ne pour ñun perte de valeur la valeurs yi ñu bokk ak international libéral mooy liberté Macky Sall dafay noot liberté valeurs yi ñu bokk international libéral mooy état de droit Macky Sall magistrat yi ñëpp wax nañ ko kenn d'accordul ci ni ñuy doxalee yoon administration bi avocats yi wax nañ ko am na bâtonnier bu njëkk a wax loolu corruption magistrature dégg nga magistrat yu ko wax dégg nga yeneen nit ñu ko wax fii ci réew mi ba mu indi coow ñu ne élection transparente Abdoulaye di xeex bañ naan am na une élection transparente ñu am alternance en 2000 organiser élection en 2007 jàmm ne ñooy 2012 ñu gagné ko mu dem ñu toog pendant 6 ans ki nga xam ne moo bëgg a ñëw ci biir international libéral di jàpp libéraux yi nekk Sénégal di dugal ci kaso bi di tëj attewu leen ci yoon ndax groupe de travail des Nations Unies wax na ko CEDEAO wax na ko CREI yi ñëpp décrié nañ ko France fu ñu fa dem procès ñu gagné leen. looloo tax ngeen international libéral. d'accord déglu rek ne tekk. waaw c'est important li nga wax ñu tere dama koy leeral. ñu tere suñu responsable yi ñu déplacé wu. international libéral ne tekk ñuy jàpp ay démocrate comme Khalifa Sall di ko dugal ci kaso yi pour di bokk élection international libéral waxul dara. ñuy rey ay étudiants à la suite des manifestations international li waxul dara ñuy toroxal képp bu ko manifester Sénégal international libéral waxul dara Abdoulaye ne comme mag yéen li ñu àndee woon mooy ay valeur réew mi ma nekk président ba fa nekk lu ko neex mu def toog ngeen bëgg a ñëw ci réew moom bëgg a fa defee réunion te moom mu nekk si égidam parce que mooy président de la république loolu rafetlu ma ko mu wax ki ko fa représenté Tafsir Thioye ni ko wax leen ne leen gënalu ma ñuy tenir réunion bi Dakar parce que bu ñu tenir réunion bi Dakar dañuy confirmer ne Macky Sall li muy def lu baax la ci biir mbir mi fekk na ñëpp fi ñu toll ñu nga vacances maanaam changer ordre du jour bi nekk jafe-jafe. d'accord tontu dina am après. déedéet Abdoulaye ne leen. comme noonu la suma parti ci bokk. d'accord te bu ngeen ko teniree Dakar ma démissionné ci international libéral loolu mooy wax ji loolu du problème. d'accord moom moo ci yóbbuwoon boppam. parce que gisoon na fa ay valeurs. valeurs yooyu gis na ne ñooñu xeexuñu valeurs yooyu mais mu bàyyi. léegi président ci li ñuy ñëwaat mbiru Karim Wade lay doon gannaaw lettre bi mu bind. kon international libéral leer na non yaakaar naa ni leer na. merci leer na ci ñi nga xam ne ñooy seetaan ci lettre am bi dama ci déggul benn yoon. Amnesty International sax wax na. international libéral waxul dara. président Gaye oui lettre bi. mu mujj a bind. dama ci gisul fenn fu mu waxee retour maanaam ñibbi si Sénégal lettre bi mu mujj a bind. mooy moo gën a gudd ci lettre yi mu bind yëpp ma gis ko. amul benn yoon bu mu wax retour am retouru Karim Wade am na loo ci waxoon wax nga ci waxeet nga ci wax nga ci. waxat nga ci yow président Babacar Gaye jamais léegi non. jamais non président Gaye léegi jamais. retour am dafa ñëwul ci lettre bi benn yoon. lan nga ñu mën a wax ci boobu retour. ci li ma wax tey mën naa ko waxaat suba. waaw lan nga ci mën a wax. waaw naa ci wax dama bëgg ci lettre bi waxu ci benn yoon dinaa wax ci lettre bi ba mu leer dama ne lu ma wax tey mën naa ko waxaat suba. d'accord ba mu ma waxee ne ma dinaa ñëw la dernière ligne droite 3 mois avant les élections ma ne Karim Wade nee na dina ñëw 3 mois avant les élections ñëwul. bañ ma laajatee ma ne moo waxoon ne dina ñëwul keroog laa ci arrêté ci kañ lay ñëw bii it lettre bi nekkuloon pour mu wax kañ lay ñëw heure bu ko soobee dina wax sénégalais yi kañ lay ñëw waaye sénégalais yi ñu koy xaar réew mi yëpp nga koy xaar de. waaw mais man daal lan ngay mën a wax ni lan nga mën a joxe exemple ni réew mi ñu ngi xaar Karim Wade. li nit ñi di dajeeg yow naan la Karim Wade woote wu leen fi benn manifestation nit ñi génn. ni Karim Wade waaw d'accord léegi lan nga mën a joxe argument que ni nit ñi ñu ngi xaar Karim Wade. merci yomb na ma. Papa Ngagne damay jàpp ne sa émission bi nga koy def. waaw jàpp nga ne loo may laajaloo ma ko ngir sa bopp yaa ngi koy laaj ngir auditeurs yi nga xam ne dañuy bëgg ngay def émission yu rafet. ngay wax seeni soxla. tout à fait yow xam nga ne. lii nga ma posé question soxlay auditeurs yi la. askan wi ñu ngi laaj toujours Karim Wade kañ lay ñëw. doy na. comme mënuñu ci am réponse dama ne loolu dangereux. dama ne moom ñi ngi koy laaj te mënuñu ci am tontu. yow mi yor kaddu parti démocratique Sénégal mënoo ci tontu. xam nga li gën a neex ci lu nit di xaar. non attends non ma tontu la. xam nga yow man tontu naa la. yaa ngi ne nga moom la Sénégal di xaar. dama ne tontu moom lañ lay laaj. te mënoo ci indi tontu. an kay tontu naa la. tontu naa la. tontu bi mooy lan. très bien moom mooy wax kañ lay ñëw mooy benn ñaareel bi ñiy xaar comme xàddeeguñu parce que toujours ñu koy laajte la preuve da nga ma ko laaj tey giñ naa ci yàlla ne bu ñu fi defatoon faram fàcce nga laaj ma ko bu fi beneen nit ñëwee bokk PDS da ko laaj
non soxla la ci réew mi man foogoon naa mu leneen ñëw ngay wax da nga naan bala nga fi defaat faram fàcce mu ñëw. déet mënu ma mais ko mënul nekk man xam nga. du ma wax lu teppeeku déet man ku fi ñëw di nga ko laaj. dama ne kon mooy du ñëw. déet ku fi ñëw laax da nga ko laaj ba bu muy ñëw moom mooy seet ban moom mooy ñëw mu ñëw. bu ñëw jotee rek dina ñëw. jigéen li gën a neex ci ñëw. waaw moom laa nu wax nga dagg ma. jigéen li ngay xaar. li ngay xaar ci xaar bi ci la gën a neex ba bu muy yegg si. li nga xamul kañ lay ñëw moo gën a metti ci xaar. merci. waaw moo gën a metti ci xaar moo tax mu gën a neex. xam nga xaar waaye Pape Ngagne xam nga tailleur bi la ñëwal sa mbubb mi. boo ko seetloo. ñu ngi julli yaakaar naa bisu àllarba. bu la ko livré wul lundi dimanche wala lundi yaa ngi koy téléphoné yaa ngi naan waaw ndax pare na ak xar mi ñuy xaar dinañ ko rey Sénégal yëpp di xaar ren di xar tabaski. Babacar li ngay wax nii xaar bi mu ngi am solo ba bañ koy rendi. la ñuy wax dafa wax candidat la ci loolu la ñuy wax. moom mooy wax laa wax moom mooy wax. kañ lay ñëw bu jotee dina ko wax askan wi li wóor daal mooy. waaw wax na ci premier lettre am avant bii na Macky Sall préparé wu pour affronter ko ci élection yi nga xam ne mooy 2019 parce que dina ci jàkkaarloo ak moom. kon jàppal ne liy yóbbu nit ci élection yi mooy Karim Wade ñëw jàkkaarloo ak Macky Sall. plan B kañ la nag moom moo koy wax. plan B bi dañ ciy dégg Madické Niang lan nga ñu ci mën a wax. bu Madické ñëwee nga laaj ko ndax moom plan B la. li am solo mooy PDS comme man mayor kàddoom mooy Karim Wade mooy sunu candidat dinañ xeex dinañ def lu ne suñu matuwaay yëpp dinañ ko jël pour que suñu candidat participe ci élection yi. je termine c'est important pour nga déglu ma foofu. dinañ jël matuwaay yëpp pour que suñu candidat Karim Wade dem ci élection yi. bu demul ci élection yi nag. ma bëgg la ci toftalal ne. bu demul ci élection yi nag. ma toftalal ci ne booy déglu rek da nga dégg dëgg ndax man du ma la wax mukk loo xam ne sa xel mi xalaatagu ko ba pare dama ciy jub si parce que xam naa ne fu nga mujj dama ciy toftal parti démocratique sénégalais allah kuli xaalin Macky Sall mii suñu objectif mooy jëlee ko ci bopp réew mi objectif boobu ci wote la war a jaar candidat bi ñu ci yaakaar mooy Karim Wade objectif bi ñu am mooy mu participer ci élection yi pour gagner Macky Sall suñu objectif principal wax naa la ko ci njëlbeen mooy la cause mooy daane Macky Sall Karim Wade dafa nekk moyen pour daane Macky Sall li ñu gënal mooy moom mu jàkkaarloo ak Macky Sall pour daane ko danañ ci def lu ñu mun li ñu gënal mooy Macky Sall comprendre ne mënta ñàkk mu jàkkaarloo ak Macky Sall Karim Wade à l'impossible nul n'est tenu maanaam nit mënta am lu ko lu yegg lu jotul ci ay loxoom li mënta ne loolu mënuma ko mën wax fii ñu toll parce que li ma jàpp mooy lii mën a nekk mooy Karim Wade nekk suñu candidat. mbiru Karim Wade lu ngeen ci mës a wax amul da ngeen waxoon ni kenn du ko jàpp dañ ko jàpp kenn du ko condamné dañ ko condamné amul lu ngeen ci mës a wax. ma tontu waaw. xam nga nit mën na sabab ni dama bëgg lii antuwul ñàkkul na nga ko doon doxalee baaxul ñàkkul élément yi nga yaakaaroon ne ñoo ci intégré ba mu baax. président ci politique la ñu bàyyi ma tontu itam Pape boo posé question da nga bàyyi ma tontu da nga dégg. tontu da nga ko dégg. waaw ñàkkul laa wax waxuma ne moo nekk. bii xam nga lan la mooy élément wu dernière chance la c'est-à-dire xeex bi du xeexu Sénégal rek du xeexu rek du mooy PDS. gis nga am na ku ma bind tey bi mu ne damay ñëw faram fàcc xam nga lu mu wax. mu ne ma depuis 1978 c'est la première fois Sénégal nar a am situation élection présidentielle PS du ci bokk PDS du ci bokk waxu kooku laa lay wax de sama beneen ku may suivre ci Facebook tontu ko ne ko waxal ne PS du ci bokk parce que peut-être yow xam nga loolu waaye ñun PDS am nañ candidat mooy Karim Wade lu mu tekki askanu Sénégal dañuy am jafe-jafe ci situation politique bi nga xam ne moom la ñuy dund mooy Macky Sall dafa bëgg a dem élection 2019 te du am adversaire ñoom ñoo am problème mu seen candidat yi ñu gën a yaakaar maa ko wax parce que je l'assume te boo demoon laaj askanu ci biti ñaari candidat yi ñu gën a yaakaar ñu ngi ci kaso bi kenn kaa ngi ci kaso bi kenn kaa ngi doa ki nekk ci kaso bi ak ki nekk doa seen cër ñoom ak ñi leen jàppale mooy fexe créer les conditions pour que ñu bokk ci wote wala Macky Sall dem wote amul beneen wax. yow yéen waa parti socialiste sax ñoo leen tane ci candidature parce que ñoom wax nañu lu leer xam nañu kan mooy seen candidat mooy Macky Sall. non quand même bu leen xas waay. non. xasuma leen mais leer na parti bi gën a ancien. mais ñoo leen tane. non parce que ñoom xam nañ kan mooy seen candidat dama ne parti bi gën a ancien ñoom yemuñu rek ci kii mooy seen candidat ñoom dañ demuñu élection parti bi gën a ancien ci Sénégal
parti bi gën a ancien ci réew mi gën a yor réew mi lu ëpp ku kenn yorul réew mi ñoom ñoo ne demuñu élection. parti bi mujj ci pouvoir bi. parti bi mujj ci pouvoir bi daf ne. ba tey dañu xamul seen candidat dama ne parti bi nekk mujj ci pouvoir bi. waaw masul bañ a dem élection présidentielle. ok 2019 dina dem élection présidentielle. d'accord dina dem élection dina jàkkaarloo ak président Sall mais dina jàkkaarloo ak ñeneen ñoo xam ni ci PDS la ñu nekkoon ku ci mel ni Souleymane Ndéné Ndiaye ku ci mel ni Modou Diagne Fada ku ci mel ni Farba Senghor ku ci mel ni Pape Samba Mboup ku ci mel ni est-ce que dina yomb pour yéen. oui du Macky rek ngeen di jàkkaarloo. xam nga lu tax waaw. élection bi du PDS contre Macky ba tax ñun ñuy jàkkaarloo ak ay ñoo xam ne dañu nekkoon ci ñun. ñooña askanu Sénégal jox nañ leen seen yóbbal duma ci sori yow mii jox nga leen seen yóbbal. déedéet man kay bu ma ci boolee. maa ko wax. na déedéet bu ma ci boolee wax sa télé bii nga daan toog di wax ak ñoom. waaw sa télé bii ngay tegaat seen i wax. bu dégg ba cëg. kon man du ma ci sori askan wi laa leen di bàyyeel. askanu Sénégal ñoo am problème ak Macky Sall yaakaar ne PDS mooy seen mbër mu ñuy ngemb pour mu daan ko. ñun ñooñu duñu suñu nawle ci wàllu politique ba ñuy jàkkaarloo ak ñoom parce que bu ñu sampoon dënd en ce moment ñu xam ne ñun ak ñoom dañu nekk adversaire mais comme dañoo wàlliyaan dañ leen di bàyyi ci langu suq yi foofu ci parti ci langu googu ñun ñuy indi suñu mbër. waaw yéen ñoom am nañ seen mbër ñoom it. non amuñu mbër. si dañoo wàlliyaan. non amuñu mbër bu ko waxee noonu. du ma la ko waxee noonu. yaa wax suq ku am suq xam nga ni am nga mbër. déedéet ku nekk suq xam nga ni am nga mbër. non attends xam nga boo déggee ma ne la ñi am mbër. waaw xam nga mooy ñan. Benno Bokk Yaakaar ñoo am mbër xam nga ñan ñoo am mbër mooy ñi ñu gagné 2012. ñi gagné Ablaye 2012 ñoo am mbër. man daal képp ku nekkoon ci Ablaye Wade. président teraanga wala alal jaral la nga wor Ablaye Wade pour dem ci lang googu dama ne yow laa wax amoo mbër xam nga loo am da ngaa fekki langu jàmbur. waay président neexul ba neexul mais li ñuy ruumandaat di wax ni PDS dañu bëggul dem ci ay élection amuñu candidat bëgg nañu yàq élection yi discours va-t-en-guerre bii ngay yëkkati loolu lay jox dëgg. ah bon oui. pourquoi. parce que dafa mel ni da ngeen bëgg amuñu candidat kenn du fi am candidat élection du fi am. ah déet ñun liñ bëgg mooy ñi bëgg ne candidat yëpp nañ fexe ñu nekk candidat ñi Macky Sall di faagaagal pour bu ñu nekk candidat nañ nekk candidat ñi nga xam ne tey dañ leen bëgg a gàllankoor seen candidat ñu nekk ñu juddu ñu bees ñoo xam ne askanu bëgg nañ seen discours ñu dégg leen donte mën na am ci ñoom ñu dul gagné. xam nga politique présidentielle lu tax mu baax. day permettre askan wi. d'accord dégg discours yu bees day permettre. ñi nga xam dañu am projet politique. ñu tàmbali Ablaye Wade ñaata yoon la dem élection présidentielle de 1974. ba 2000. 26 ans muy essayé. 2000 la door a réussir SM. ñi nga xam dañ bëgg a tàmbali bu ñu leen bëgg a teg ay coono ne war leen dugg ci langue gi parce que langue gi langue ay ñu doon def politique ancien lañu. wala ñu am alal la. dama ne ñu ngi yàq démocratie Sénégal loolu parti démocratie sénégalais du ko accepté loolu moo tax ma ne la. du ñun rek lañ koy def dañ ko def Khalifa Sall. dañu bëgg a baare ñoom Sonko dañ bëgg a baare ñoom Abdoul Mbaye dañ bëgg a baare ñoom Dem dañ bëgg a baare ñoom Dieye dañ bëgg a baare tous les primo maanaam candidats potentiels ñooñu. léegi ak ñoom ñun ñoo bokk xeex boo xam ne ensemble dinañ ko mëne. léegi pour que Macky Sall xam ne li mu bëgg du nekk. président kay ñi nga xam ni ñoom nga wax léegi ñoo leen fi bàyyi dem ci Macky Sall est-ce que ñoom tanewuñu ñi nga xam ne ñoo des PDS yaakaar ne mennum Karim Wade moo fa mën a nekk candidat gëm ko moom. non xam nga ñun non xoolal. franchement parce que aussi am na doo ma wax ni ma benn nit moom ci biir PDS moo fa mën a nekk candidat muy Karim Wade est-ce que ñi nga xam ne tey ñoo leen fa bàyyi dem jàppale ji Macky Sall mais est-ce que gënuñu demit ñi nga xam ne tey ñoo des foog ni benn nit doomu Abdoulaye Wade Karim Wade moo mën a nekk candidat ci parti bi. léegi ñëpp ku nekk PDS. ndax li ma wax leer na. waay boo ma bàyyi rek ma yow rek laa doon déglu. voilà kon baax na. tontu balaa yu neex ñu déglu ko. voilà. ñëpp ñu nekk PDS ñi ma ci gis ñu bari fukki Karim Wade dañu ci biir parti bi. mais loolu kenn mënu ko gëm. franchement. allez-y waaw baal ma allez-y boo dégloo dégg baal ma waaw. dama ne fukki Karim Wade ñu ngi ci biir parti démocratique sénégalais ñun ñoo librement choisir ne moom mooy nekk suñu candidat. parce que moo ñu doy. parce que lu tax non je termine. parce que laaj bi nag mënut a ñàkk. su ma yow la waxuloon parce que doo ma tontu Pape Ngagne boo déglul doo dégg. d'accord allez-y. man nekkuma ak yow en opposition. d'accord maa ngi yow dañuy waxtaan pour askan wi amul njëriñ yow posé question rek. après ma tontu loolu dëgg la allez-y baal ma. après boo relancé d'accord baal ma waaw. c'est-à-dire ñun ñoo nangu. ne ñun doy nañu pour mu nekk suñu candidat. parce que dañu jàpp ne ña fa nekk ñu fa ne ñun moment bi ñu nekk moo ci ëpp popularité pour gagner Macky Sall dañ ko jàpp dañ ko nangu ñi demit kenn ko ci masa bañ kenn dong muy Souleymane Ndéné Ndiaye au moins il reste cohérent ci ne Karim du ma jiite
c'était subjectif nag parce que teg ko ci démocratie bu ko tegoo ci démocratie mooy day sëgg bëri ak moom démocratiquement ku mën sa morom duma ñeneen ñi duma wax seen i wax naa la wax lu tax parce que ñun defuñu leen laa wax maa ngi koy waxaat fii ci ma répété ko nawle ci politique xam nga luy nawle dañoo bokkom tàgg ñii ne comme ci tàgg fii lañ juddoo li nga xam ne moom lañ fi nàmp moom la ñuy naawee mais bokk cim tàgg lekk ci tàgg ma màggee ci tàgg ma ñu defarale ci tàgg ma nga toog ba mu neex la nga génn ñëw di cof nen ya fa des dama ne loolu bokkul ak ñun li ñu yore suñu d'abord suñu yar mayuñu ko sañ nga ko non éthique mayuñu ko suñu bëgg réew mayuñu ko ensuite li tax nga xam ne loolu mënuñu ko xasee le fait que ñu choisir suñu candidat parce que ñoo fa toog ñoom dañ ñoo gën demin mais fa ñu jëm ñu mat candidat 1000 fois nga fa waxuma rek biir APR ñu man 1000 candidats ñu nga fa ñi ànd ak APR ay candidat lañ woon Moustapha Niasse candidat la woon Ousmane Tanor Dieng candidat la woon ñeneen ñëpp ay candidat lañu woon ñooñu bu ñu d'accord ne ñoom Macky Sall moo leen doy est-ce que ñàkk fayda la gëwuma ko ñi nga xam ne ñoo dem fekk nag daggay si langue gi dem fekki langue gële mais ñooñu man duma wax seen wax franchement bëgguma sama dayoo ci politique c'est bon non wax nga seen wax ba pare sama dayoo laa wax ci politique wax nga seen wax ngay yàq ko ci wax koo xam ne lim lay wax tey bokkul ak lim lay wax ëllëg waaw parrainage bi ubbi na démarré na ci altine bi ñu génn fan ngeen toll yéen benn mooy dinañ ci dem comme ni ko yoon santaane waaw ndax jàpp nañ ne comme ñun dañu am candidat war ko wutal ay parrain def nañu réunion comité directeur réinformé nañ parti bi dinañ defar réunion fii ak une semaine pour wax def tournée nationale boo xam ne dañuy wër fépp pour installer commission yi nga xam ne ñoo war a nekk dans les régions et dans les départements dinañ tànn suñu coordonnateur au niveau régional ba pare tànn ay suñu collecteur ci biir Sénégal jox leen jumtuwaay pour ñu collecter suñu ay parrain pour suñu candidat xam nga ñun amuñu problème ay collecter pour am ku dem élection présidentielle mais comme dafa nekk moment boo xam ne communion la entre ñun ak base politique bi et puis dañu bëgg aussi protéger suñu kon kay deen koy apprécier aussi lu baax la loolu comme may nañ leen loolu aussi ngeen am boobu communion animé aussi seen parti non ñun duñ waruñ ñu may dara ñun defoon nañ ko sans xaar parrainage mais dañ ne comme c'est une opportunité waaw te liñ ciy bañ mooy ñu ñëw ger suñ nit ñi comme ni ñuy def depuis le début ñu ngi jël ay carte d'identité nit di wax ay bourse familiale di jël ay numéro carte d'électeur ci loo xam ne amoon nga bourse familiale ba pare lu ñu lay laajee carte d'identité carte électeur ci ay bourse familiale kon ñun amuñ ci problème li ñu bëgg rek mooy protéger suñu base politique ba saay-saay si nga xam ne dañoo jóg ngir wane ne 2 millions de personnes ñoo woteel ñoo parrainé Macky Sall pour xam nga pour lan la loolu pour bu ñu demee élection ñu ne ku fi parrainé Macky Sall rek gis nga ñi ko parrainé moo ñu ngi nii kon ñoo ko gagné ñoo gagné préparer hold-up électoral moo tax ñu commencé def li ñuy def ñun loolu jaruñu ñu loolu parce que ñi wotee dëgg-dëgg soxlawul ñu parrainé doomu adama merci ensuite campagne électorale bu juddoo da nga gis nit koo xam ne dafa tàmbali campagne ku nit ñu xeeboon waxam taxawaayam dayoom jikkoom ju rafet soppi lépp nit ñi dinañ tax ñu woteel ko dëgg la fekk ça n'avait rien à voir avec le parrainage dëgg la foofu rek laa bañee parrainage parce que dinañ xañ ku mënoon jox programme askan bu wi baax programme bu baax waaw ndax amul 65000 wala 53000 parrain fekk na xalaatam moo gën a rafet ki am 2 millions de parrain parce que xalaatu Macky Sall moom yaakaar naa xale yi dem baccalauréat ñëpp boo leen seetee dëgg-dëgg niñ bëggee réew mi jëm bokkul ak moom fi mu jëmale réew mi parce que moom réew mi tubaab bi la ko bëgg a jox. jërëjëf monsieur Gaye jërëjëf mu nekkoon Faram Facce ma bàyyi la nga wax lan mooy nekk sa tàggoo bu mujj. tàggatoo bi rek mooy dal xelu askan wi. ci taxawaayu suñu parti. réew mi dañ koo tabax ci démocratie dañ koo tabax ci état de droit dañ koo tabax. dégg naa Moustapha Niasse mu naan Ila Touba day ñi nga xam ne dañ koy ŋàññi xanaa bu ñuy dem Touba duñ fa jaar booba xam naa ñi muy wax mooy murid yi peut-être. parce que Touba moom murid rek moo fay dem en général. ñi ci ëpp boobu. te xam naa ne peut-être jàpp na ne comme Touba dañoo woon gannaaw Macky Sall Ablaye lañu àndal ak njabootu Ablaye Wade mu yaakaar ne jaar ci Ila Touba bi waru leen ñooñu mais moom dama koy wax ne ko kenn du gën Dakar te jaaru ci autoroute boo xam ne Ablaye moo ko defar. réew mi muy dem fu mu dem ci àddina bi aéroport bi muy jaar Ablaye moo ko defar kon loolu wax bu ñaaw la c'est-à-dire ma bëgg ñu dalal xelu askan wi ci Sénégal politiciens yu bon yii parce que am na yu baax waruñ ko yàq lan mooy yàq Sénégal
mooy fexe ba li xew ci yeneen réew ci wàllu élection ñu dellu ci gannaaw réglé woon nañ beaucoup de problèmes ci élection te ça a coûté des vies à des personnes ça a coûté ay waxtaan dafa coûté ay compromis Abdou Diouf ak Ablaye Wade Jean Collin démb maa ngi remercier Mansour Kama ci rôle bi mu joué ci situation boobu ma xam naa ci dara di remercier Ibrahima Famara Sagna ci rôle bi mu ci joué di remercier Keba Mbaye ci rôle boobu bi mu ci joué dama ne Sénégal bu tollee fenn fi dañu war a taxaw def seetlu xool lan mooy les problèmes ñu régler leen Macky Sall bugg régler problème parce que nee na li ñu fa doon wax yëpp jeex na kon léegi dem élection moo ci des te kenn d'accordul ci ni ñu war a demee élection coow rek lay jur. jërëjëf président Babacar Gaye ñu fàttali ne moom moo amee kàddu parti démocratique Sénégal moom ñu koy gërëm bu baax yaakaar naa ni téléspectateurs yi suivre télévision Futurs Médias rawatina Faram Facce xam nañu ne saa yu ñu ko yittewoo ci plateau bi dafay nekk lu muy sawar la loolu nag nekk honneur bu am solo te yaakaar naa ni yéen ñi ko doon suivre tey am ngeen mbégte ci ni ngeen ko déggee ci question yi nga xam ne abordé nañu ko ak moom. benn rek may ma benn rek Pape balaa ngay tëj. bi nga ma invité ba ma ne waaw man ba ma waxee rek ma naan waaw maa ngi gis ay commentaires ñu naan waaw yow xanaa da nga nekk actionnaire TFM wala yow mais lu tax nga invité toujours kii bon man boo ma invité ma ñëw. ñàkkul aussi bu doon sama sago toujours wax naa la ko fi la dernière fois nga may woo di mën a woo keneen. pour ñu mën di waxtaan. yàlla deful loolu mais damay jéglu rek pour askan wi bu ñu jàpp ne dama bëgg ñëw télé rek moo tax may ñëw fii. li ma bëgg mooy. ñuy échange boo xam ne dañ koy teg rek ci ay idées bañ a def invective. waaw man nag teguma ko foofu fi ma ko teg mooy parti démocratique Sénégal da nga yor kaddu gi. kaddu gi nag boo ko yoree dafay am solo pour que ngay wax ak nit ñi. ku yor kaddu. waaw faaw ngay wax ak nit ñi foofu rek laa ko teg. waaw ñi ngi lay gërëm bu baax mbokk yi ñu leen di jox rendez-vous àllarba boobu leen di ñëw incha allah di dellu di leen baal wax di leen déwénati di ñaan lépp loo xam ni suñu ujaa ji bàyyi ko baytul haram ñaan nañ ko fa ci Sénégal yàlla nangul ñu ko jërë ngeen jëf. amiin. mbir mi dafa ëpp léegi. audit yi d'accord nañ. buñ sa jógee